Maître Abdoulaye Tine maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay di la jaajëfal ci dara. yow avocat nga ca barreau bu Paris yaa jiite aussi parti bi di Union sociale libérale. maître ñu dooree waxtaan wi ak lii di état d'urgence bi ñu tegoon ci Sénégal président de la République jël na dogalu puusaat ko ba weeru juin fanweeri fan ñu bëri jàpp ne coup d'état la ci wàllu institutionnel ndax yow noonu nga ko gisee. waaw non man gisewuma ko noonu mënuñu ko jàngatee noonu parce que mën nañu jàpp ni ndaam puus na état d'urgence bi mën nañ jàpp ni dépassé wul limite 3 mois bi nga xam ne moom la ko assemblée nationale mayoon mais fàttali ni limite boobu mu ngi commencé 1er avril bés bi nga xam ne ci la assemblée nationale voté loi bi nga xam ne moom mooy président sañ-sañ mu intervenir ci domaine am ñu koy woowee loi d'habilitation mu teg ci beneen pàcc bi nga xam ne moom mooy wóyaloon état d'urgence pour diiru 3 weer donc bu dee donc dañu jàpp ne le 1er avril la jeexoon ñu wàññi 3 weer yi mu ngi jeex le 1er juillet 2020 moo tax mu yemale ko le 30 donc mën nañu jàpp ni ba léegi respecté na limite constitutionnelle bi mën nañu bañ a d'accord président wante aussi foog ñu xam ne mbirum droit science la daa am ay ponk ak charte yi nga xam ne ñoo ko lal et que boo xoolee suñu constitution article 69 dafa may président sañ-sañ bu instituer donc état d'urgence loolu pouvoir propre la comme ni ñu koy waxee ci droit constitutionnel léegi moom lu ko constitution bi may daf ko ne bu ko décréter décret boobu am na benn validité bi nga xam ne mënta weesu fukki fan ak ñaar donc président mu ngi ko décrété woon le 23 juillet boo wàññee donc entre le 23 juillet ak le 1er avril bi nga xam ne ci la assemblée réunir matagul woon fukki fan ak ñaar donc respecté woon na ak bu ñu ko joxoon léegi ba depuis le 1er may nañ ko 3 weer léegi nee na da koy wëyal ba le 30 juin mën nañ jàpp ni ba le 30 juin mu ngi wàccoo ak yoon que wàccu voilà boormal na wàccagul yoon ñoom ñooñu la léegi nag buñ ci war a leeral préciser ko moom mooy bu dee le 30 juin jot na président bu bëggee continuer wëyal état d'urgence bi wa kuli alin foog mu dem laajaat assemblée nationale benn dogal bu bees benn autorisation ñu may ko mu wëyal ko bu loolu amul tam état d'urgence bi day daal di jeex à partir du 30 juillet à minuit du 30 juin plutôt à minuit et que mesures yëpp yu ñu jëloon couvre-feu yooyu yëpp day daal di dàkk constitution avec liberté yi comme ni ñu ko prévoiroon en matière normale ñooy appliqué wu. alors maître ñu wax ci beneen mbir boo xam ne aussi yëngal na Sénégal jamono yu ñu weesu muy décret bi doon def honoraria ci conseil économique social et environnemental bi mu génnee waa présidence wax ne du dëgg waaye ginnaaw gi tax na ay hommes politiques yu bokk ci CRD def ab plainte fas yéene attaqué décret boobu bala ñuy ñëw ci wàllu yoon bi yow en tant que homme politique noo jàngatee coow loolu. waaw coow loolu lu ma ko jàngatee mooy démocratie moo leen may sañ-sañ boobu bu ñu jàppee ni président jël na benn dogal bu ñu jàppee ne war moowul ak ponk ak charte yi wala àndul ak objectif gouvernance yi peut-être ñoom mën nañu xool nan lañ ko jéem a jooytoo ci chambre administrative cour suprême mi nga xam ne mooy juge bi nga xam ne moom la ñu prévoir muy ëttu attekaay bi nga xam ne kuy jooytu mbirum mesure bi nga xam ne état daf ko jël foofu nga fa war a dem donc loolu ku awma ci dara lu may wax parce que seen sañ-sañ seen droit la léegi nag li ma ci bëgg a leeral en tant que technicien du droit mooy fokk ñu distinguer ñaari mbir moom mooy ñuy woowee validité wu décret bi ak opposabilité wu décret bi maanaam validité wu décret bu dee président jël na décret ne day jox ay avantages kenn da koy dal di woo rek ne ko sa décret pare na signé nañ ko mu ñëw jël ko yóbbu jël fonction wala mu jël ay avantages am yi nga xam ne ñoo koy jox loolu donc amul xaar par contre décret bi nag pour mu opposable au tiers maanaam ñu mën koo donc exciper vis-à-vis des tiers fokk mu am benn mbir bi nga xam ne mooy publicité moom maanaam ñu fësal ko ci journal officiel mi nga xam ne décision bu état bi jël yëpp en matière législative wala réglementaire foofu la ñu koy siiwal bu dee loolu am na day dal di maye ab diir délai wu 2 mois ñaari weer bi nga xam ne bépp citoyen
wala association bu mu mënti doon politique ou autre mën na dem saisir le juge ci limitu délai boobu moo tax ma ne léegi ñoom bu ñu ko bëggee jooytu chambre Cour suprême fokk ñu vérifier déjà ban jour la ñu ko publier et que bu ñu xoolee à partir de là bu dee ñu ngi ci délai yi mën nañ ko dem jooytu yi foofu wante daal di ñaari mbir yooyu fokk ñu féewale ko bañ a juum ci validité bi ak opposabilité bi. Est-ce que ci wàllu yoon bu ñu ci sukkandikoo yaakaar nga ni mën nañoo am ñoom li ñu bëgg waa opposition bi ca cëppaandoo la bu ñu attaqué décret boobu. waaw loolu mënuñu ci tontu waaw wala déet tout dépendra rek ci argument yi nga xam ne moom la ñu nar a indi ci kanamu juge bi ci ëttu attekaay boobu lan la ñu nar a fësal man nekkuma ci dossier bi nekkuma ci xeex bi parce que ñun nekkuñu ci ñi nga xam ne ñoo porté plainte wante donc comme ni ma la ko waxee sànq rek tout dépendra ci ñoom argument yi nga xam ne moom la ñuy jënnee est-ce que ndax argument yi nga xam ne am na cëslaay ci gis-gisu yoon. alors ñu wax maître ci féewaloo gi feeñaat diggante nguur gi ak opposition bi moonte bi mbas mi di doog a laal Sénégal gis nañu benn déggoo boo xam ni ñi ngi ko jëmaaloon ci ay audience yu amoon ca palais est-ce que yow sax bokkoon nga ci ñi nga xam ni président waxtaanoon na ak ñoom ak itam lu doonoon sa gis-gis ci plan de riposte bi nga xam ni teg na ko. déedéet man moom bokkuma woon ci audience yooyu ndaam ñun suñu parti taxawoon na ci ouverture du dialogue national bi ñu ngi woon ci palais bi ci consultation yooyu demuñu ci parce que dama jàppoon ni consultation yooyu mënuñu ko woowee consultation parce que président ci boppam dafa xëy jël mesure décréter état d'urgence décider ci lu mu war a def léegi nag soog a woone man li ma ko jàppee symbole la woon c'est-à-dire genre ngistal dañ doon wone Sénégalais yi peut-être que am na benn union wante union boobu en réalité amul woon consultation sax amu fa mën naa jàpp ni bi consultation réception la parce que biir bi déjà bañ fa doon toog dafa gàtt il aurait fallu avant ñoo ñëw jox leen ay dossiers il aurait fallu avant moo jël état d'urgence bi bu koy décréter mu wax leen moom fan la bëgg a jëm yan matuwaay la bëgg a jël ak ci yan anam loolu yëpp dara amu ci et même ña fa génnee koo ci déglu boo déglu ay kàddoom day ne man laaj naa président mais déggoo kenn ki nga xam ne président nee na ko laaj na ko ci lan donc loolu nag dañu jàppoon ni du li nga xam ne dina yàgg et que malheureusement donc suite événement yi wane na ne loolu maanaam union de façade la woon rek et que ba ñu commencé ba mbir mi tàmbali dëgg gis nañ ne ku nekk dellu nga fi nga nekkoon. yaakaar nga booloo opposition ak pouvoir jamono yi Sénégal toll mu am njeexital ci xeex mi ñuy xeex mbas mi. waaw loolu lu mën a am njeexital parce que boo ko gisee ndaam man jàpp naa ne loolu ngistal la woon. ci njëlbeen am na lu mu indiloon président lu mu ko indiloon moom mooy maanaam daf ko xalaloon yoon maanaam lépp lañ ko bàyyi woon moom rek nga fi doon dégg muy déployer politique am ñëpp di ko déglu ñëpp di ko topp et que loolu aussi dooleeloon na ko parce que sénégalais yi neewoon nañ tekki di ko déglu way politique yi daanaka ñu ci bëri noppi waxatuñu loolu dafa joxoon benn esprit union sacrée mën nañ jàpp ne lu ko doon dooleel. léegi loolu mënoon nañu permettre effectivement ñu gën a sori ci xeex bi mais gis nañu que ba loolu ba ñu demee ba loolu amatul maanaam union boobu naxsaay nërmelu daanaka président ci boppam dafa dal di isolé wu dafa dal di fragiliser wu daanaka boo gisee ci déconfinement dafa xëy rek woo Sénégalais yi ndaam dem nañ Cour suprême ñi nga xam ne ñu ngi doon xeex pour rapatriement wu koor yi ba moom juridiction yi ne ñoom donc nekk ñu woon ci yoon moom dafa ñëwaat dellu ginnaaw désavoué leen et que tey population yooyu logique boobu la ñu topp bay naan kenn du fi suul néew donc loolu rek dalay woon ne que déjà moom ci stratégie am dafa jaxasoo deuxièmement bi mooy li nga xam ne comme moom dafa fragiliser woon ñëpp commencé di contester muy machine yi muy ci marché yi plutôt muy ci ouvrier yi mais aussi ñi nga xam ne ñooy lieu de culte yi muy chef religieux yi daanaka loolu daf ko dal di pousse que finalement dafa yëkkati mesures yenn yëpp daanaka sénégalais yi dañu jékki rek xëy ne leen foog ngeen jàng dund ak virus bi
alors que pendant ay weer ak lu teg ñu ngi leen doon naan moytu leen mbas mi donc sénégalais yi finalement loolu daf leen jaxase ba léegi xamatuñu fu dëgg bi féete et que xamatuñu sax nan la ñu war a doxee ci mbirum mbas mi nga xam ne mooy Covid 19. daanaka bu ñu jàppoon bu dee consensus boobu amoon na di continuer di wéy effectivement ñu teg ko ci ngor dox ko ci dëgg peut-être heure bi war na fekk ñuy continuer di am ay jéego di jàmbaarloo ak mbas mi. maître ñu ñëw ci bracelet électronique bi Sénégal bëgg a indi ci wàllu yoon ñu ne mën naa wàññi ni kaso yi di feese ndax yow am nga bracelet booba loo ci tiit wala loo jàpp ne war na caa jiitu comme liggéey bala ñu koy doxal. waaw bracelet bi mën nañ jàpp ne mesure alternative à l'enfermement la lu ëpp fukki at maa ngi koy pratiquer ci barreau de Paris di ci am ay nit yi nga xam ne dama leen doon accompagner donc dispositif bu ma xam la. wante dafa nekk dispositif bi nga xam ne déjà ca lu cëslaayam bi moom mooy technique c'est-à-dire nit ci fokk ñu koy mën di xam di ko repérer en temps réel xam fan la nekk nan lay doxee fan la génn ndax mu ngi ci zone bi wala nekku fa ndax mu ngi respecter mesures yi loolu day laaj nga nekk ci dëkk bi nga xam ne lépp day dox Sénégal fii déjà même biir Dakar internet bi nu muy doxee ça dépend ci lieu yi nga nekk waxatuma nag boo génnee Dakar. donc déjà loolu rek day nekk benn genre limite technique bi nga xam ne ci par rapport ak bracelet bi beneen bi moom mooy pour remplir conditions yi daanaka boo xoolee ci des Sénégalais yi ñi nga xam ne ñoo am problème ak yoon ñëpp ñooy mën a nekk ci conditions yi ñetteel bi moom mooy mbirum bracelet bi du benn saafara bi nga xam ne mën na régler bépp jàngoro bi nga xam ne moom la ñu am ci prison yi ña fay nekk ay juge ay procureur ñu leen di yóbbu mandat de dépôt alors que yoon dafa ne principe bi moom mooy dañ la war a bàyyi ngay dox say soxla ba bés buñ la waree juger ñu woola bu dee am nga adresse bi nga xam ne foofu mën nañ la fa fekk woola alors que fii moom bu la coow toppee nga def wala defuloo dañ lay def tour de parquet placement loolu ñu nag organisation yi nga xam ne ñooy xeex ak yelleefu doomu aadama ñu ngi koy jooytu depuis lu mat fukki at ne foog mu am benn juge des libertés et de la détention kenn ku bokkul ak procureur parce que procureur bu yeewoo yónni ay policiers pour ñu ñëw jël si la interroger la def PV mais boo moytuwul booy signé PV bi dañ lay jàllale loolu moo tax mu war am benn magistrat bu bokkul ak moom ñu koy woowee juge des libertés et de la détention kooku mooy saytu xool est-ce que yow mii mën nañu am beneen mesure bi nga xam ne mën nañu la ko teg ba nga xam ne doo dem prison donc loolu ci gàttal mesure bi mën na nekk mesure bu baax mais techniquement foog ñu étudier waat ko wala xool nan lañ ko mën a adapté ci suñuy réalité ñaareel bi moom mooy aussi politique pénale bi foog mu évoluer foog ñu am benn juge des libertés de la détention pour koy accompagner. kon daal su ma la déggee Sénégal pareegul pour mën a utiliser bracelet électronique. waaw ci lu ma jàpp conditions yu réuniragul wala bu ñu ko yàkkamtee tam boo moytul safaan bi nga xam ne safaan bi day jur ci nga xam lu bokkul ak li nga xam ne moom lañ ci doon xaar.